ay ci jërëjëf Abdou Thiam jërëjëf auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu RFM maa ngi leen di nuyu bu baax a baax yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane ziaraat naa la. maa ngi lay ziar sama waa ji di la bégee. yaa ngi am jàmm ndax maa ngi sant bu baax xam nga maa ngi sant. ngeen def ak coono yi sant bu baax ñi ñaanal ñëpp jàmm rek ñi sama waa ji di leen ñaanal jàmm bu baax korug jàmm ak salaam mbas mi jóg fii ñëpp mucc. dëgg yàlla waaw di ziar Ndiaye bu baax a baax di mbas mi jóg fii ñëpp mucc Sénégalais yi dégloog ñi dégluwul ñëpp yàlla na leen yàlla muccal ñi mu tëral yàlla na leen yàlla yëkkati. amiin yaa rabbi voilà am na solo ñu continuer doxal. amiin waaw ñun de loolu lañ xam moom. waaw loolu rek doxal rek di enjoy. waaw Ndiaye maa ngi ziar. maa ngi delloo siyaar bu baax a baax Ababacar. baa mu ngi dox. waaw mi ngi dox maa ngi sant bu baax. nuyu waa Sénégal nuyu Mamadou Ndoye Bane xam nga damay fàttali ko sànq bi corona bi soog a génn Chine mu ne ay du yem ci bopp borom. dëgg la de. nañu ñaanal waa Chine. waxoon naa ko de. daanaka teguñu ci lu mat weer sax. aywa yegg si suñ bopp waaye nag yàlla mi ko fi dugal yàlla na ko fi génne. amiin yaa rabbi. yàlla mi ko fi dugal yàlla nañu ko fi mu may attaqué. naan moom moo am na ñi am intérêt Chine ñoo jaaxle. li ma attaqué seen jabar di jëndi. marchandise Chine pour seen bambine la ñuy wax. mu may attaqué ma ne ko déedéet feebar ba Chine bagage yi dañuy ñëw Chine Sénégalais yi dem Chine dañoo bari. dëgg la de boobu feebar baa ngi Chine rek. ñuy mën a ne leen ñaanal moodu yi. insisté naa lu yàgg di leen wax ne leen ñaanal moodu yi boobu affaire bi eggu ko fa ba gars yi tiitaree nii testé nañ xaw ma ñaata kii foofu. affaire bi indi woon coow nit ñi di weddi ñi naan am na ñi naan amul. affaire ba gis nga na mujjee. maa ngi xaar ba kenn neeti fi rek alalu chinois du yàgg. alalu chinois moom bi yàgg na moom. bii kay moom mi ngi fi bëgg moom yàgg na lool mais wóoraguñu nag ndax alalu chinois la am déet de. te ñoom la jógee nag nga tombé waral ay gaaf. waaw ñu ngi leen koy jox ñoom ñu ngi koy weddi fi ñu toll nii. mais daal li nga xam ne wóor na ma ba wóor ma mooy. Ndiaye Bane mi ci gouvernement bi la bokk. déet waay non. otoom laa romb ci teer bii nga xam ne moom la ñuy xaar ñun. teer bii. xam nga nee nañ xam nga nee nañ lamb ji fi amoon daaw verdict ba la ñuy xaar waaye ñun teer bi xam nga ñun ñëpp moom la ñuy xaar. otoom laa romb ca teer ba. oto Bane mi oto ba loolu ay Ndiaye awa bu ma tëjlu. non awa non daa am ko dafa am fu ma romb dafa am benn xaw ma moo ma romb xaw ma benn xaritam moo ma romb mun ma fi nga ne loo fay def. man ko léegi da nga may topp booy du ma sa morom baal di ma topp. wax ñu looy def ca teer ba. yéen soo leen wàccee yéen a ngi seen biir kër yi tëju. Aba Mari Moussa Xamen Ndiaye soo ko woowee jot boîte vocale su ñu jotee mu rappelé ne boîte bi mel ni baatu robot. allo Google la. seetlu ko lool. waa fii si amul waa la quoi. man ko da ngay lok. aywa da ngeen a woor di moment boobu nag. Ndiaye mi doog a yeew. woor ngeen ñàkk ko ki par exemple. Aba fa ma nekkoon démb Aba barke Seydina Mohamed. suñuy sët duñu fekkee développement Sénégal man maa wax loolu. baat waxatu na tegal jingal. maa ko wax loolu duñ ko fekkee. luy loolu. yenn xam nga waxoon naa la damay génn dëkk bi. keroog waxoon naa la ko fii. mais Aba terre bii ndeke man li tax àggagul ba léegi man démb laa ko xam. xam nga terre bi du lu yëfi ndaw affaire état la fa nekk ci dispositif gendarmerie. kenn mënu faa def dara maanaam yow nit mënu faa tëb nit mënu faa dugg sécurité ba fa am di ngeen dégg yun seen saa yi ñu naan ñu wane ci réseaux sociaux yi waa teer ba sàcc nañ bolon ya di ngeen koy gis. teer ba sàcc nañ fiil ya teer ba sàcc nañ nangam di ngeen koy gis nit ñi Sénégalais ñu ngi koy gis ci réseaux sociaux yi ndeke ña koy sàcc ña nga foofa di liggéey ñu leen di fay weer wu dee. du dëgg. ngay wax ni barke borom Touba. ñi liggéey ci projet bi. waaw xool li ma la yónnee. ñooy wekk matériel yi di yóbbu. voilà maanaam ñoom ñooy lal câble yi suul ko liggéey ko ba wàcc. jaaraat ci ginnaaw. sàcc câble yooyu ñuy sàcc. câble yooyu ci bi ma defee sama gëstu di ci guddi. câble bi mètre bi 9000 lay jar te amul Sénégal. câble bi dafa am betteex ak përëm. genre fil de terre la. câble de terre. yi ñu koy wax dafa am fil de terre mooy yi ñuy def ci entreprise yu ndaw yi mais fait puisque courant bi dafa bare gi nga xam ne câble de terre lay am ci suuf câble de terre boobu amul Sénégal gars yi bitim réew lay jóge ñu koy def mooy dawal genre train yooyu noonu. câble boobu ñi koy suul ñi koy defar di ko dugal ci suuf di ko suul di ko commencé Colobane ba Tëngéej ñooñu am na ci ñoo xam ne suñu paree dañuy xëy suba teel ñëw suñu leen kenn gisul ñu ñëw toog jël seeni affaire di dagg di sàcc kii ñu jàpp nii. sàcc na ci plus de 30 mètres démb gendarme yi jàpp ko te du woon bu doomam kese jàpp nañ ko moom jàpp nañ yeneen 4 personnes ñii 5
te suñ paree dañ koy génne jaay ko ci biti ñan lañ koy jaay réseau la sénégalais état wu Sénégal ak ñi gars yi dajale seen i Dakar ak seen i déem ba indi terre dañuy kaas naan bu jël ñu indi nit ñi di kaas ñuy kaas naan bu ñu indi benn ouvrier nan ñu jël suñu nañu doomu jëlal réew suñu nañ jël doomi réew mi ñu liggéey fa ñu jël doomi réew mi ñu fay liggéey doomi liggéey réew mi di sàcc la fa ne alal réew mi mais très souvent aussi bon ça ne s'explique pas xel mënu ko nangu. waaw mais léeg-léeg aussi da ngay jël benn entreprise bitim réew. waaw andi ko ci réew mi dénk ko projet. waaw imposer ko mu jël ci. main d'œuvre sénégalaise. waaw mu jël leen ci di leen fay loo xamante ne ji. waaw dafay bon goo xamante ne ji. waaw ña cay liggéey duñ ci mën a génn. waaw ñuy def naka su dul mais du raison du raison d'accord na loolu moom ànd naa ci ak yow jikko ju bon la. jikko ju bon la mais gis nga baan. waaw booy liggéeyloo nit te joxoo ko àqam. waaw nu liggéey ba bonee rek lay seetlu. yow da ngaa xam ñaat la ñuy fay ouvrier yi ne ci kenn fay leen du baax loolu moom su ma la ko ci kaamil mën naa ko waat non bu ko waat parce que xam naa leen di fay d'accord mais méngoowul ak enquête day xoolal méngoowul ak seenu ñaq Ndiaye Macky Sall sax li ñu koy fay méngoowul ak li muy daj. Ndiaye même suñu fekkee yow mi li ñu lay fay fii ci kër gi méngoowul ak li ma fi Ndiaye même su fekkoon tey ji entreprise ba da leen a yoreel 15 mois de salaire du raison waaw non ñuy gàddu câble yoo biir moo xam ne quand même man loolu dépassé nañ ko nee naa la jam sama bopp ay paaka faat benn yoon nee naa la non yow bul yegg foofu xol bi dafa bul yegg foofu non bul yegg foofu tamit d'accord ah bul yegg foofu yow tamit da ngay gis ay Sénégal yi di def yoo xam ne vraiment mën daal nee naa la loolu moom xel na boo ko alalu jàmbur même bu dul ci état bi sax bàyyi fa la tudd te li gën a metti mooy am na yu ñuy roñ yoo xam ne ci sous région bi nga koy fekk yu ñuy sàcc fii ci réew mi ci sous région bi nga koy fekk mais ba ci gaz yi rek am na jamono yu ñu ko fi subventionné woon mais gars yi dañ koy dugal ci oto yi di yóbbu ci sous région bi loolu moom lu ñu jukkoo wala loo xam ne baaxul dañuy gaañ suñ bopp te duñ ko seetlu mais nag nañu dimbale ouvrier sénégalais yi ngir entreprise yi ñëw fii gañ a fii marché war koo liggéey ñu tegal leen condition yi ñu leen di liggéey loolu benn bare ñi ngi leen di sacrifier dugal leen ci condition yu précaire yoo xamante ne ji bu ñu gisee lu ñu mottalee seenu journée dañ koy def nañu waxante dëgg Ndiaye loolu benn affaire la Ndiaye nañ waxante dëgg fii sur le Futurs Médias toogoon ñetti weer fayu la du tax nga buddi micro da nga ko yaakaar rek non doo ko def déet yow xamal sa bopp rek xëy na yow li ngay fayee ko weer mën na laa dundal ñetti weer man li may fayee ko weer le premier mën naa ko ça dépend Ndiaye donc bul jàpp yow Ndiaye nit même su doon sa dëkk fayul mbay mais pas na nga yegg ba ci sàcc gis nga nit waaw non loolu déggu man la jikko ju bon la man kay moo ci ànd ak sàccoon am xar fële sax ñu mën wax mais loo xam ne waa réew mi ko bokk loolu haute trahison la li mu def nii vol haute trahison lañ ko ban c'est que yow da nga comprendre jàppee da nga comprendre nee naa la jaaduwul kuñ ci jàpp dañ laa war a tëj wax na ko de loolu la wax de mais nag par exemple nañuy xool voilà boo bañee ko fecc da ngay bañ ko tëgg booy liggéeyloo nit te fayoo ko lu mu jee ko fayee ko boppam mais démb leen fay démb biñ ko jàppee salaire am a ngi ci poosam peu importe mais ndax salaire ba mën na koo yor ndax la muy liggéey ndax la muy liggéey lañ ko fay kanti kooku def loolu kenn xamul mais daal nee naa la waru ko sàcc te santuma kenn mu sàcc parce que man du ma ko def man Ndiaye nag nañ leen jox seen àq mais est-ce que joxuñu leen ko tamit xam comme est-ce que am na ci nag nañ bàyyi non man loolu waa léegi ñu dem ci xalaat parce que nañ dem da problème yi yëpp nañ dem da problème yëpp ku ko bëgg a lijjanti am problème yi nekk ci réew mi yëpp ku ko bëgg a lijjanti yow doo jug ci ay problème nit ñaa ngi toog yow lu nit ñi yeen c'est que waa ji ñoo gars yi li ñu def affaire u traître la ñu ngi mel ni ñun ñetti ñi ni ñuy liggéeyee après muy wëlbatiku di def ay affaire ci suuf xam nga yëfu affaire u est-ce que trahison bi tàmbalewul ci liggéeyloo ni te fayoo ko ak xam waaw mais waaw trahison bi commencé wul foofu ñi ngi leen di fay trahison bi commencé wul fi ngeen wax nii de ca ki indi corona bi ci àdduna foog kookoo trahir baan nañ dem ci xalaas bi affaire bi da ngeen li ma metti mooy sama affaire bi mais metti nañu baan bañ naqarlu ko non méttiwu leen gis naa ni méttiwu leen gis nga te sax baan boo bëggee dégg dëgg teer bi sax moo fi amul njëriñ nag mën na am na non boo bëggee dégg dëgg Ndiaye teer bi ci boppam moo fi amul njëriñ li ngay wax nii yëpp ay waay man li ngay wax nii yëpp guddi gi wax la je vais démissionner ku sa mbootu jotul nooy boote yi aja nañ dem allo présidence te waa tiit kat waa ala kii Mauritanie la moo fa xew nga ni kii nii ndaw si dañ koy seet ndaw si dafa demoon Mauritanie di liggéey ñëwoon Sénégal am lu fi doon bàyyi fa benn doomam ba mu fa bàyyee doom ji ba léegi mi ngi Sénégal ca loxo yam ko bàyyee woon kenn mënu koo jot téléphone kenn xamul fu mu nekk te mi ngi Sénégal te doom jaa nga fa di jooy rek waaw doom jaa nga ca waaw Mauritanie foofu ca kër ga ko bàyyee woon nekk ci ay problème déglu ci loxo yi mu ne. C'est moi que je suis en Mauritanie. Bon, la photo que je t'ai envoyée tey dama demoon si sama kër maam pour yóbbu ko suukar koor quoi après
ma fekk foofu xale bi yaayam la nekkan fii yaayam bindaan sama grande mère quoi bindaanam la après avant yoon bi di tëju une semaine dafa demoon foofu dëj yaayam moo gaañ woon mu dem Sénégal moom nag Louga la nekk Astu Cillo la tudd Astu Cillo Louga la dëkk après bu mu demee ba léegi il n'a pas appelé il n'a pas fait interpellation woowul ñu koy tenté ci numéro Sénégal ça marche même pas et xale bi instant bi nii mu ngi suñu kër parce que maman ko indi tay suñu kër il est là avec nous à la maison man maa ngi Nouakchott particulièrement benn quartier ñuy wax Darnaïm man foofu laa dëkk xale bi mu ngi ak man ak sama famille jël naa ko suñu kër sama kër maam waaw foo laa léegi instant bi ñu indi naa ko fii suñu kër waaw Astu la tudd Astu ci loom yaayam la tudd xale bi mu ngi tudd Hawa il est âge de 5 ans waaw parce que woo naa ko sama maam jox na ma numéro am woo naa ko et bon du jël téléphone am du sonner même pas le numéro ça marche même pas et voilà. parce que xale bi il est là du nangu lekk il est toujours stressé boo ko waxee mu ne ko yaayam rek la bëgg et tout donc dama bëgg maa ngi lay ñaan pour nu mun gis yaayam quoi yaayam aw Culo la tudd Louga la dëkk. turu papam nag xaw ma ko daal moom bindaan grand-mère bi la foo laa demoon tey mais actuellement il est là avec moi chez moi maa ngi dëkk Darnaïm oui et c'est ça la petite fille il est en très bonne condition. mi ngi noonu ndaw soosu daal su ko déggee turam. defe naa ni côté Njàmbur gi la dëkk. na xam ne doom jam ba mu bàyyi fële ca Mauritanie ma ngi koy wër ay ci wër Njaay démb xam nga yaa ngi doon wax fii. waaw waa ji rendi ay doomam Touba. ma ne la gëw ma ne nit ku ànd ak xelam dana ko def. même fekkee kenn santu ko te it xam naa ne du ca génnee noona mais dernier développement yi mujjee am. dis ko yàq de. dañ koo yàq parce que man liir naa ci l'observateur mu ne. toog na benn moment boo xamante ne ci moom day taxaw du xam mooy kan du xam fu mu nekk. ci PV bi nga xam ne wax na ko l'observateur am lu mu ci exploité nee na. benn bis ay 5 heures du matin dafa yeewu am lu mel lu nekk ci wetam lu koy wax ne ko demal nga rendi ñaari ginaar. te boo leen di rendi yóbbu leen ci matelas bi sa doom yi tëdd. nga rendi leen foofu. moom it ca la demee bi mu tiimee doomam yi nee na moom ay ginaar la doon gis. la ilaha illallah. mu def leen li mu leen di def ba pare dem na tëddaat denc paaka parce que ki koy wax daf ne ko paaka bi fexeel ba buñ koy bu ci waañ wala ñu koy def leneen nee na bi mu tëddee dégg coow li ci la yeewu xam ne def na musiba. bon version la. man nekkuma fi di Njaay. ay li ma la mën a xamal daal mooy. ma def la ni ma def ci terre bi. mais non bilaay walaay xëy na du lu koy sauver nag. parce que gis nga affaire u sëriñtu yeggul justice. juge yi sax dañ leen di sëriñtu gàllaaj leen ba ñu kii te duñ ko xam nañ ne am na mais yoon prévoir ko. lu koy prouver. mooy li ma la wax. mais nag Njaay nit kuy tiim ak njabootam di leen kii de bu ànd ak xelam de dana ma def ci terre bi daal bàyyi ma def terre ba lu ma la ca def. waa ji daal man daal ci début ba. ca début ba ca tàng ba waxoon naa leen ni leen daal di ngeen dégg yuuxu fool nga ko foogewul. waaw loolu moom am na voilà. mais nag ban li Mamadou Mohamed Ndiaye wax mii xel mën na ko nangu. mën na ko bañ a nangu it di. ba tey dëgg la de ña nga woon démb. ak sa olive d'olive yi leen doon dàmpe anamu. non loolu dama cee pare fu ma romb nit ñi di ma ko wax fu ma romb parce que Ndiaye moo ko aggravé xam nga yow sa wax garaawul mais Ndiaye xaxataay ba nit ñi bàyyi ci xel. sa jabar dugg na ci coffre yi. non yii man damaa xamul lan la coffre yi. kër goo dem comprendre ma na nit ñi xam ni kër goo dem gu am ay surtout jigéen ñi. ñi ngi ci coffre yi. mais coffre yi lu ay groupe WhatsApp lañu. ubbi ko ay jigéen yoon ñu naan la ay 8 personnes da ngay soo ci duggee comme la leen daan kaas ay année soo ci duggee da ngay indi 2 personnes fii indi 2 personnes fii ñu cotiser 5000 ñu cotiser ñii cotiser 2000 am na ñu ciy tegg ay 150000 am na ñu ciy tegg ay 80000 am na ñuy tegg ay nangam ak nangam. mais imagine naka nga mën a duggee ci natt boo xam ne ñi ci bokk ñëpp xamoo leen yow daal max la koo ci xam Njaay dugg naa dugal Njaay
Njaay mi ma dugal kese laa xam man ki ma dugal laa xam. léegi Njaay bu demee dugal Aba. waaw Aba moom Njaay rek la xam. waaw te groupe bi ñi ci bokk ñii nga Espagne ñii nga France ñii ngi Touba ñii ngi Pire ñii ngi Ndakaaru ñu nekk da ngay jékki-jékki groupe ba tëj démb groupe bi bari tëj na. te joxe nañ seen xaalis ba pare démb am na benn xale bu femme boo xam ne tantaama ko dugal na ci presque 375 000 après dugal ci ay xaritam yoo xam ne dugal nañ ci xaalis. te tey giwuñu dara. nu mu tudd nga ne coffret. coffret lañ koy wax. coffret nag doomu ñoo ñeema daan dénoncé. ma ne ko danañ ci coffret yi nit. dama ne kay ñu bari sax mbaa ñu coffret ci seen bopp. doomu ñoo ñeema daan dénoncé si man coffret seen doom la. maanaam xam nga fi mu ne nii dañoo confiné nit ñi. léegi ne da ngay toog si biir néeg nekk sa yor sa WhatsApp ñu fekk la sa biir kër dugal la ci business bi. ci yàlla fooy dugal sa dërëm. léegi dafa am loo ci am. déglu. Ce travail-là qu'on est en train de mener, c'est un travail extrêmement sérieux. Du xaalis booy luubal du xaalis booy sàcc xaalis bu la lew domm la la communication bi nga xam ne kenn ku nekk war na ko am ci ñun c'est une communication boo xam ne kenn waru koo raté te lii bu doxee askanu Sénégal gi yëpp dinañ ci mën a dugg te gis nga askanu Sénégal gi yëpp buñ ci duggee xaalis bi day circuler le problème en Afrique le problème au Sénégal c'est que l'argent ne circule pas xaalis bi dañ koo denc ci ay banque xaalis bi dañ koo denc ci ay coffre-fort nit ñi dañ koy soxla te duñ ci mën a jot la logique elle est très simple bu dee NASA la ñu war a teggil NASA jógal taxaw ci kanam ñu xëpp la 80 000 nga puus keneen taxaw ñu xëpp ko 80 000 mu puus yow mi taxawoon di xëpp keneen 5000 francs keneen di ko xëpp 5000 francs pour mu puus après yow yaay taxaw ñu xëpp la sa 80 000 nga puus affaire bi loolu la na nekk cercle boo xamante ni si ku teggi da ngay mën a bokkaat ci biir cercle bi xaalis bi di circuler c'est ça la logique donc loolu vraiment projet de solidarité la kon kenn ku ci nekk na ci am aperçu boobu mu jàpp communication boobu parce que c'est extrêmement important pour un début ça peut être difficile parce que nit ñi dañuy réticent mais ku ci xas ba dugg di nga xam ni c'est une chose très fiable. natt la maintenant chaque invité dafa war a cotiser 5000 francs fonctionnement groupe bi dafa basé wu ci 4 étapes pour nga teggi yow mi ñu dugal tey nga nekk invité war nga jaar ci 4 étapes pour yegg ci coffre bi mooy numéro bi nga profil bi nga gis ñu bind fa numéro téléphone képp ku war a teggi sa numéro téléphone la ñuy bind ci coffre bi képp ku dugal Orange Money yow yaa koy recevoir loolu mooy nekk sa 80 000 bi nga war a teggi maintenant fonctionnement bi ni lay demee yow bu ñu la dugalee nga nekk invité am na sa yeneen moroom yoo xam ne ñun aussi ñu ngi dugal ay nit dañuy nekk après au total de 8 personnes ci groupe bi taxawaayu invité ñu participer kenn ku nekk 5000 ñu diviser groupe bi en 2 yéen ñi nekkoon ay invité ñu jël 4 ci yéen yóbbu leen ñu nekk ay promoteur jëlaat beneen 4 bi ci beneen groupe bi ñu nekk fa promoteur yéen ñooñu nekk ay promoteur nag à votre tour yéenay dem ut ku nekk ñaari invité bu ngeen utee ñaari invité ngeen dugal leen ñoom tamit ñu cotiser comme ni ngeen ko defee woon ñu amaat kon chaque groupe dañuy amaat 8 invités ñu diviser waat 8 invités yooyu yéen ngeen jóge nag place promoteur dem nekk ay organisateur ñi nekkoon ci seen suuf yéet ñëw nekk ay promoteur yaa ngi dégg ñoom bu ñu nekkee ay promoteur dañuy dem uti tamit invité ñu ñëw dugg bu ñu mataatee 8 ñu diviser waat ko de ce fait yéen ñi nekkoon organisateur nag da ngay daal di yéet dem nekk coffre boo nekkee coffre da ngay xaar ki nga xam ne moo nekk sa kanam ki nga fa fekk kooku ngay xaar mu teggi après yow tamit sa numéro mooy yéeg ci kaw donc c'est à tour de rôle dañuy toppalante ku ci nekk day topp sa morom donc ci division de groupe yi ci la loolu di amee ci la ñuy mën a xamee kenn ku ci nekk sa position donc saa bu ñu matee 8 personnes rek cotiser dañuy diviser buñ diviser ku ci nekk da ngay gën a jege état bu teggi bi étapes yi nag 4 étapes la mooy li ma wax sànq invité la promoteur organisateur après nga dem coffre c'est comme ça. Aïcha de manière simple xam nga depuis lors coffre yi je pense que jot nga ko dégg xam nga nu muy doxee mais ñun suñu boss c'est un peu différent parce que ñun dañoo xoolaat organisation bi et tout donc ñun suñu organisation on l'a fait de la manière suivante donc ñun déjà duñu laaj invité parce que xool nañ ba xool invité yi day yéexal coffre yi te day tax coffre yi gars yi duñu gaaw a teggi dem seen yoon donc du coup tey jii suñu organisation nii la tëddee yow miy invité da ngay ñëw joxe sa xaalis joxe sa participation mais laaju ñu la invité lenn rek lañ la laaj mooy message biñ lay jox
message bi lii lañ ciy bind coffre 10 000 pour 120 000 sans invité sûr et rapide cliquez sur le lien loolu lañ lay envoyé nga def ko statut comme ni nga ko gisee statut cliquer ko noonu la ko keneen di gisee statut cliquer ko tamit ñu expliquer ko mu comprendre ñu dugal ko ci liste bi mu joxe participation am c'est-à-dire 10 000 francs plus frais yi ñu dugal ko ci liste bi gars yi ñëw ñu tëj groupe bi tijji beneen ku nekk teggi dem sa yoon en fait noonu la demee. dégg nga. lii lëj na de. Njaay lii moo nekk di toj Sénégal jamono ji. ko lii lëj na de. mi ngi ci village yi mi ngi ci région yi. demee ba yegg fi mu nii ñoom ñëpp ñu ngi ci man nee naa la. maa ngi ci di ubbi beneen groupe moom. maa ngi ci 7 groupe yoo xam ne maa ngi ci biir man di leen déglu mais doy na waar torop. mais groupe bi la moo tax ñu koy tëj. c'est que groupe bi man mi sama ñëwee. pour la ñu koy tëj. ah jàpp groupe boo xam ne am na ay nit ci natt nga jékki-jékki xam nga ñëpp. neen seen kii la dañ koy tëj ubbi beneen maanaam ñi jot a teggi dañ leen di tas leen ci yeneen i groupe daal am na seen façon bu ñu koy defee mais ñi nga xam ne dañ leen cee arnaqué ah ñoom ñooy ñëw nañ xam ne ñoom ñooy ñëw lépp lu ñu wax fii xalaat rek ay nit a ko dund ñu arnaqué leen ci ñu ñëw fii di ko jooy. c'est que il faut man xam sénégalais yi xam ne xaalis duñ ko lijjanti nii. waaw dafa yomb ñàkk. loolu laa bëgg nga du sax sénégalais yi na ko doomu aadama xam. boo bëggee am teraanga. da nga koy liggéey. quand même. waaw ñoom da ngay dégg ñu naan liggéey ci seen i wax. waaw liggéey bi ñoo liggéey bi xam nga moo lan mooy liggéey bi man dugg naa inscrire liggéey bi mooy ma indi abaa dugal ko indi njaay dugal ko nee nañ ñoom loolu mooy liggéey. waaw loolu du liggéey. loolu nag ñoom nee nañ nit ñi xam ne loolu du liggéey. Ababacar waaw. waxi Cheikh Rafal ja rek mooy dellu si. waaw. jamono toll na foo xam ne boo ci bëggee noppalu. da ngay nangoo liggéey te neew yi bëgg-bëgg. sànq de yedd nga ma loo ma wax sànq ba may monté. bàyyi di daj ci yenn coono yi ci yenn mbir yi ndax ña ngi koy dajal jaruñu ko. billaahi. sonn naa da njaay. da ngay noppal sa bopp nag. yow moom yii bu rombee moom président moom moo la war a wowal boppam ca pale ba teg la nga toog mu jox la lan njaay. lan la waaye yow loolu laa waxati. lan. sànq lan waaye dimbali ma njaay. li ma wax moom la ñu war a jox baan. décorer ko. dañ ko war a décorer mais jox ko ordre de mission boo xam ni maanaam diplôme benn missionnaire boo xam ne bu exceptionnel la parce que kii vraiment mu ngi sonn quoi vraiment mu ngi sonn. waaw réew mi ni ma koy sonnal di jaruñ naan naa bàyyi. ma ne ko kuy dem te yónni wuñ la de xanaa ñu war laa mën a yónni nag. def ko chargé de mission. ngay dox yónneente ca palais ba. waaw ayca boo noppee rek ñun pare nag allo présidence.